di kontaan ci teewaay yu ñëpp vraiment soxna Fatima ñu ngi kontaan ci teewaay bi am na solo Hadj Umar Baye Yaxam bàyyi ko ba Dakar waaw Hadj Ibrahima Faye mbokk mi Dian Julo soxna Rabia muy coordonné lépp soxna Nabou section Grand Thiès soxna Awa bàyyi ko ba Thiali macha allah am nga Thiali fii sooy na moom mu bàyyi lépp ñëw loolu am na solo kon rapidement rek dañuy essayer jéem a xool bu ñu amaatee Serigne Mor Talla Ndiéguène incha allah ñu daal di mën a bàyyi ko kàddu gi nag mu daal di tënk jotaay bi incha allah ñu jéem a xoolaat incha allah ba xam dinañu am Serigne Mor Talla Ndiéguène macha allah ñëpp ñu ngi kontaan Jessi Sacha Thiam macha allah ñu ngi bëgg waaw Serigne Lom macha allah yëf yi moo xat te ñu war a delloowaat antenne bi macha allah xanaa di ndigandiku rek Serigne bi Serigne Mor Talla Ndiéguène di yaakaar ni balaa ñuy tëj àggal jotaay bi incha allah dinañ ko mën a amaat en direct depuis foofu ca Paris ngir nag mu daal di mën a tënk jotaay bi yéen ñi doog fekk si jotaay bi di leen fàttali ñu ngi àndoon ak sunu mbokk jigéen ñi ci seen bés bi nga xam ne moom lañ leen jagleel mu nekk spécial journée mondiale di hijab macha allah ñu àndoon ci suñu jigéen ñëpp amoon nag gan. mu nekk gan gu baax di ku bëgg Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam bokk ci mbokk yi di soxna Fatima bintu Zara macha allah bu sunu baay yàlla dolli ko wér kon mu ngi noonu di ndégandiku rek di ndégandiku nu ñuy def ba mën a déggantewaat ak Serigne Mor Talla Ndiéguène soxna Adja tamit su duggee baax na su ko defee rapidement rek ñu daal di mën a kii xaaral ñu essayé waat ba xam dinañ ko am. di profité di abaat un travail remarquable macha allah fii ci Sénégal ak ci bitim réew kon soxna Adja bu dee jàppandi na foofu ci yow ñu ngi woon en direct ak Serigne Mor Talla Ndiéguène mu doon def résumé ci li nga xam ne ni moo fi jotoon na fi yëpp waaye nag yëf yi dafa xaw a jafe tuuti ci wàllu direct su dee yaa ngi ñuy dégg mën nga dugg en direct rapidement ñu daal di déglu say kàddu balaa ñuy delloo antenne bi soxna Adja. di nuyu ñëpp soxna Khady Diop Ndiéguène macha allah ñu ngi koy ziar soxna Ablaye Diallo bu cité ouvrier moom it tamit ñu ngi koy ziar di rafetlu àndandoo bi Cheikh Ibrahima Diop madame Diop bu foofu ca France di Khady Diop fàttewuñu soxna Ndeye Ndiaye moom it foofu ca France fàttewuñu ko Hadj Babacar Touré fàttewuñu ko mbokki mi Ousmane Gueye bu Londres fàttewuñu ko maam Alaaji Diouf fàttewuñu ko moom it bu Londres Babacar Touré bu Bruxelles moom it fàttewuñu ko Ousseynou Mbaye bu Nouakchott fàttewuñu kenn waa Gabon yi waa Canada yi soxna Kiné Loum ñu ngi koy bàyyi xel le professeur Pape Motsi moom it tamit ñu ngi koy bàyyi xel bu baax a baax di rek xaarandiku mën a amaat sëriñ bi en direct depuis foofu ca Paris kon soxna Ndeya dugg si dafa mel ni mën nañoo déggu kàddu soxna Adja Faya allo. soxna Faya waaw moom doy na waa xam nañ ni wàllu technique bi la donc wax dëgg yàlla seen bés la bëggoon nañu ñëpp kontaan ñëpp bég te njott nañu bég ngeen ndax seen bégte moo waral ngeen di def effort yu yëpp malgré distance bi ak temps beeg heure bi yëpp te ku ne xam na ni foofu ci bitim mooy guddi na waaye nag comme ni leen ko waxee tey mooy suba incha allah dinañu fexe ba amaat yeneen jotaay yoo xam ne incha allah ñoom ñooñu kenn ku ci nekk dina mën a participer incha allah ci direct bi ñu mën a wéyal waxtaan wi ndax jotaay yi du jeex kon ñu essayé waat dafa mel ni sëriñ bi mu ngi awatu ñu essayé waat jëm ko joindre xool. allo Serigne Mor. Allô Paris. Allô Paris. alors kon mu ngi noonu rek ñuy defaat résumé donc ñun yéen ñi suivre ku ci bëgg a dugg mën na essayer daal di dugg macha allah mu nekkoon journée bu riche journée bu exceptionnelle à l'honneur les femmes à l'honneur les femmes voilées tey ñoom
ñoo xewle woon ñoo aye te ñoom ñoo xewle bés yëpp donc ñoom la ñu àndandoo woon doon leen wétali seen bés bi donc mu nekk bés bu riche ci ay njariñ ci enseignement donc on a beaucoup découvert ensemble kon mu ngi noonu Serigne Mokhtar Ndiéguène moom moo woon a collecté jotaay bi duggoon na macha allah yëf yi tàmbale woon na baaxoon na lool sax waaw macha allah mais nag wàllu côté technique bi moo xaw am ay jafe-jafe ba tax jokkoo bi diggante fii ci Thiès ak foofu ca Paris xaw a am ay rëq-rëq tuuti waaye nag ku ne xam na yéene bi comme ni ñu ko waxee rek jotaay bi moom dafa baax rek waaye jotaay bi jotaayam la ndax njaboot gi njabootam la te wax ji yëpp ça tourne autour de lui parce que kenn ku ci nekk rek mu ni boo ko laajee mbuur fan la ko toppee rek daf lay wax ni jëflanteem ak sëriñ bi ak cofeelam ak sëriñ bi daanaka moo juuli lépp kon ñu essayé waat rek moom moo baax moo bëgg njabootam moo bëgg wétali incha allah ñu fexee ba am incha allah allo sëriñ bi donc noonu tamit la ñuy profité waale bu baax di gërëm suñu mbokk yi ñuy suivre ci suñu plateforme bi Ndiéguène TV ak ngeen mën ñu suivre tamit ci Al Foqara boo tapé Facebook Al Foqara facilement dangay mën a am lien bi macha allah internet tamit soo tapé ndiéguène.com ndiéguène.com di nga am information xada kër Maam Alaaji Mouhamed si Ndiéguène yëpp radiyallahu taala histoire wu kër Maam Alaaji Mouhamed Ndiéguène yëpp ca Kasaas ca Belel ca Tëngee ca ba ci somon dëkk yooyu yëpp bu fii ci Thiès macha allah di nga mën a suivre loolu nga xam ne nii macha allah moom moo nekk histoire xadara bi donc mën nañ ko suivre foofu ci ndiéguène.com macha allah ñu ngi koy bàyyiloo xel mbokk yëpp ci wàllu programme yi tamit incha allahu di ngeen suba incha allah dinañu ànd ak yéen foofu ca kër Maam Alaaji war faa fekk suñu mbokk taalibe di président section monsieur Dabaye Guèye ak soxna ndagu baax macha allah ci terangal leer bi nga xam ne suñu borom subhanahu wa taala teral na leen ko ñoom it suba ñoom ñu jox rendez-vous foofu incha allah foofu ca kër Maam Alaaji ñu ci woo mbokk taalibe yëpp mbokk jullit yëpp kon waaw mu ngi noonu macha allah soxna Ndaya la ñu am nii donc en direct ci suñu page spéciale bi ñu jagleel soxna yëpp yi nuyoo dañuy jël soxna Ndeye rapidement comme que dafa am ay jafe-jafe balaa muy doy ba soxna Adja ñu ngi lay nuyu di la ziar. maa ngi leen di fay bu baax a baax di leen nuyu di wax alhamdulilah bon tout d'abord maa ngi comme ni ma waxee asalaamualeykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñëpp di leen baalu ak di leen baal bu baax a baax ci journée mondiale bi ñu jagleel les femmes voilées en fait pour écourter wax ji rek déjà je pense que peut-être que suivre ma tout fil discussion bi mais il incombe ñu wax origine bi voile moom mooy lan fu mu jugee ban contexte la mais en même temps le pourquoi gars yi di def te de manière ramassée rek man je dirais que en dehors connotation religieuse bu ñu am ci voile il faut ñu xam ne voile déjà dafa doon loo xamante ni da lay jox benn prestance boo xamante ni vraiment c'est indescriptible c'est incommensurable da lay rendre responsable mais en même temps ça te rend si fier ba yow mu ko sol da nga naan mais attends mais lii lan la en même temps da lay jox posture élégance le tout mais juste pour venir benn point boo xamante ni sëñ Mor da ko wax carrément voile au niveau européen extra ñu jóge foofu ci cadre Sénégal puisque sama femme yooyu sama xarit kii yu nekk foofu fukkara yooyu macha allah ñëw intervenir nañu ci le voile en tant que tel mais fii noo koy dundee man je dirais que dafa metti yombul de dafa metti loolu parce que leena am na on parle d'une laïcité mais tout au fond laïcité boobu noonu c'est bafoué ça comment dire dafa teinté wu ay intérêt le tout ndax na ngay dem de déjà j'avais eu un entretien na ngay dem ci nit ki mu toog la xoolal la ak yow sa voile ndax lan la lay waxal carrément connotation yow t'es musulman
léegi yow jullit gi loolu am na ndax puisque idée bu ñu am percevoir bu négatif ci nit ki jullit ki ndax mbirum terrorisme yu am ak yooyu léegi nag du coup dañ naa la ah yow de ak lii nga sol ba lii wóor na fii de domaine professionnel la donc bu ñu sëñoon de lii boo fiy dugg de doo da ngay dindi sa voile bi pour mun a maanaam pour am rek obtenir loolu nga bëgg a def soit mu doon entretien wala mu doon demande pour am emploi ou bien même stage il te faut dañ naan la ñenn ñi dañ naan la mais pas du ñëpp nag du ñëpp dañ naan la est-ce que mun nga dindi comme par exemple boo nekkee ci biir tu enlèves le voile nga nekk liggéey ak ñoom après nag en dehors waaw bu la neexee mun nga ko jot wala ou pas juste pour dire que fii nii dund ko yombul du doon loo xamante ni dafa yomb te pourtant on parle d'une laïcité mais oui allô oui vas-y macha allah ñu ngi lay dégg bu baax. je pense que waaw pourtant dama doon wax rek on parle ci comme dañ naan yeneen dëkk on parle d'une laïcité mais laïcité boobu comme ni ma koy waxee c'est déguisé en quelque sorte parce que yow mënuñu ne yow da ngay dund affaire yi te pourtant voile comme ni ma ko waxee rek mais pourtant yow bu sedd jotee yaa ngi def sa voile yaa ngi def sa écharpe yaa ngi wala soit yaa ngi def sa chapeau léegi donc pourquoi pas nit ku nekk ak sa choix nga am léegi keneen ko bu ñëwee sol def fulaaram ou bien def nu mu muur wala pourquoi yow nga ci am benn comment dire connotation bu négative nga kana ak moom metti na te gars yi fii ñoo ngi koy dund bu baax a baax sëñ Mor wax rek dafa dëgg yàlla dafa doon wax joo xamante ni dama ko jàpp boobu ba léegi te mun naa ne bokk na ci loo xamante ni sax à part sama li ma jot muuru lu mu naan muuru leen bala ñu leen a muur julli leen bala ñu leen a jullee sangu leen bala ñu leen a sangu te bala ñu leen a sang te alhamdulilah macha allah à chaque fois ñett yooyu qu'importe la situation qu'importe ñu sori wala ñu jële mais ñett yooyu ñoo ngi koy jéem a. macha allah soxna Adja dañu amoon depuis foofu ca France macha allah dégg ngeen intervention bi pertinence totale lañ ci am donc noonu la ñuy def rek rapidement ba tey dañuy def foofu ca bitim réew jéem a fexe tenter sens ngir mën a nag jot ku tedd ki Serigne Mor Talla Ndiéguène mu daal di nag mën a tënk jotaay bi ndax lii lépp mooma gàcce ngaalaama Serigne Mor Talla Ndiéguène dañu koy wax te duñu tàyyi di ko wax bëgg la de wóor na ndax mucc moo ci nekk te sa bëgg sa cofeel day jokkaleeg cofeelu Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam kon rek ñu taaxirlu essayer tenter yaakaar ñaan jéem a buum bi ñu jokkaleeg Serigne Mor Talla Ndiéguène di ñu mën ko am direct kon ba tey noonu rek la ñuy continuer waatee di gërëmaat bu baax di kontaanaat bu baax a baax ci li nga xam ne nii moom la soxna Adja Faye wax soxna Adja Faye wax intervention bi wax am na solo lool parce que tamit mbir mi da ngay jël ci contexte yi ba pare nag xam ni macha allah yëf yi yaatu na tey jullit yi ñu ngi fépp ci àdduna te li nga xam ne nii moom la ibaadu bi wala ki muur ni mu war a mën a solo ni mu war a mën a dundee fii Sénégal bokk la li nga xam ne nii moom la mën a dundee foofu ci bitim réew donc moom indi na leeral yi bu baax a baax mel na ni femmes yi muur yëpp nekk bitim réew yëg leen ni ay participer ngeen cëf ji ndax soxna Adja Faye jëlal na leen kàddu te moom kàddoom yi am na solo te matale na donc di fàttaliwaat suñu internet yi ñuy suivre incha allah restez connectés incha allah demee tamit on a un programme macha allah bu riche ndax ci suba si rek incha allah dinañ ànd ak yéen dem fële ca Baqiya fekk fa suñu jëwriñ di jëwriñ Haj Dabay Guèye incha allah ngi fas yéene ànd ak moom santale ko yàlla ci teraanga bi nga xam ni yàlla defal na ko moom ak soxnaam buñ ca nekkee incha allah sant yàlla. toppatoo gan yi jàng kaamil yi zikkar waxtaan taggu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ba guddi ga nag ñu daal di dem wuyu ji suñu mbokk al oustaz di Xaadim Tandine moom it def takkusaanu Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam cërale ci Serigne Mor Talla Ndiéguène cër bu rëy donc ñu war a dem tamit honoré loolu lépp di profité tamit di ndokkale waale tijaanu adduna bi yëpp ci xadara bu exceptionnel bi nga xam ne amal nañ ko fii tey ci place di président Mamadou Dia fii ci Thiès macha allah mu nekkoon lu neex di féete ci mbokk julli yëpp kon yëf yi mu ngi noonu di kontaan bu baax di mel ni ñu ngi seen sunu mbokk mi Mame Alaaji Diouf depuis Londres ñu ngi ko doon nuyu sànq mu ngi ci jotaay bi ñu ngi koy jaajëfal mbokk mi Hadj Demba Ndoye Guèye suñu transitaire boobu foofu ca Dakar moom it ñu ngi koy jaajëfal noonu la suñu xel di demee ci xaylage
Baara Touré moom it ba tey nekk foofu ca Ndakaaru di gërëm ñëpp di kontaan di rek bëgg jot ku tedd ki Serigne Mor Talla Ndiéguène ngir rek mën a nag daal di àggal liggéey bi macha allah soxna Eva Avarista Faye macha allah mu ngi kontaan ci intervention soxna Ndaya bi soxna Ndaya soxna Adja Faye ñëpp kontaan nañu ci sa intervention bi ñëpp kontaan nañu ci sa intervention bi xam naa ni sëriñ bi bu dee yaa ngi may dégg Cheikh Racine je pense que l'idéal serait que ngeen jël direct bi su ko defee ngeen def prise d'antenne comme ça ñu mën leen suivre xam naa ni noonu mooy gën a accessible incha allah bu dee yaa ngi may dégg mbokki mi Racine lii mi nekk ci technique bi depuis foofu ca Paris macha allah mën ngaa jël prise d'antenne bi macha allah mën nga jël prise d'antenne bi su ko defee ñu mën a am Serigne Mor Talla Ndiéguène en direct parce que adduna bi yëpp moom la ñuy déglu ngir nag ñu mën a àggal yëf yi macha allah waaw. waaw Ndiéguène. waaw bismillah nañu àggale ci WhatsApp bi rek moom mooy gën a pratique. alhamdulilah kon comme Facebook bi dafa xaw am problème. macha allah kon mbokk internet yi Facebook bi dafa xaw a am ay jafe-jafe ngir ñu mën a jokkoo ak sëriñ bi en direct kon dañuy obligé daal di jël intervention bi en direct via WhatsApp kon mu ngi noonu sëriñ bi àdduna ñu ngi lay déglu bismillah. waaw alhamdulilah donc xam naa bu nekkul woon li nga wax rek ne maa ngi ci yoon bi damay préféré sama jarbaat Adja Faya àggale intervention ndax wax dëgg yàlla. C'est d'une richesse vraiment spectaculaire dëgg yàlla gàtt na waaye am na solo lool macha allah. te nag noonu la ko mos defee ndax moom ku bëgg discussion la ku bëgg waxtaan la ku bëgg échange la daan na ñëw comme xam na ni sama salle boobu ca Thiès bërëb bu ouverture la bërëb bu liberté la. bërëbu démocratie la bërëbu waxtaanukaay la dara ñëw foofu heure bu jugee Ndar ñëw foofu toog ñuy discuter de tous les thèmes yëpp lañ daan débattre foofu macha allah loolu mooy continuer ba tey donc on aimerait bien que moom wax dëgg yàlla mu continuer intervention mais xam naa ne réseau bi la ak yooyu. Njoogu tamit duñ sañoon mu dugg sànni kàddoom waaye nag lépp rafet na donc fi ma doon waxee sànq rek. mooy bi ma expliquer voile ci Sénégal voile ci. réew mu mel ni France comme fii nga xamante ni c'est très compliqué macha allah gars yi sax gis nga xadara sax du ñuy dem jàllaa bi yeegi yëpp ci ay saak lañ koy def ndeysaan. dem ba ca bërëb ba solu def xadara génnaat sola duggaat ci toilette yi defaat ko ci saak yi ado daal di génn dem ndeysaan xam nga loolu doy na waar wuti naa ak yéen nga xamante ni da ngay sol say dara bu rëy. di waaxu di jóge kër maam alaaji dox ba mairie dox ba fu la neex def sa xadra donc pour bu dee góor ñi rek la jafee noonu waxuma la ak jigéen ñi donc c'est un peu compliqué mais nag lépp góorgóorlu rek la lépp problème de pas-pas la problème d'engagement la problème de ngëm la li ci des nag nga bàyyi ci loxo yàlla donc man fi ma doon waxee sànq foofu laa bëgg a daaneele tuuti rek ñaari point bu njëkk bi rek mooy ne dama ne cette rencontre que vous avez organisée aujourd'hui mooy daje bii ma ne c'est une rencontre de courage ndax fa tabarakallahu doo leen amul woon courage soxna yooyu du ñu amul woon courage du bëggul woon avancer xam nga ki ñëw ne la sëñ bi xoolal ma ni may doxee ndax baax na wala baaxul kooku bëgg na avancer. dëgg la bokkut ak ki nga xamante ni moom dafa jàpp ne moom il a le monopole de la vérité mooy li yàlla wax ci alquran ne hal nunabbi'ukum bil axsarina a'mala alladina dalla sa'yuhum fil hayati dunya wa hum yaxsibuuna annahum yuxsinuuna sun'a yàlla nee na yonent bi ndax ma wax la ñi gën a perte ci kaw suuf ñu ne ko ñen ñoo gën a perte ci kaw suuf mu ne mooy ñi nga xamante ni dañoo réer ci seen yoon ba noppi jàpp ne ñoom ñooy yoon wa ñoom ñooy dëgg ñoom ñi ci dëgg ñoom rek ñoo nekk ci dëgg loolu musiba mu rëy la yàlla nañu ci yàlla boole musal ñun ñëpp donc jotaay bi jotaayu courage la jotaayu redressement la jotaayu encouragement la jotaayu defaraat toogaay ak taxawaay ak yitte wane tamit ne jigéen ñi
ay exemple la ñu war a doon surtout jigéen ñooñu toog foofu di wax kenn ku ci nekk ci ñoom ndax comme ni ma la ko waxee y a différents profils yu toog foofu ñëpp nga foofu borom yi salaire nga foofu borom yi njaboota nga foofu ñu amagul jëkkër nga foofu moo ngoog ñu ñuy waaj a takk nga foofu donc profil yëpp a ngi toog foofu donc nag dafa mel ni yéen duñ jëlee ci yéen li ñuy wax souche wala paradigme ñu yéen ngeen nekk suñu paradigme pour ñu def suñu analyse yaakaar naa yàlla mën nañoo dimbali ba ñu comprendre situation bi donc li may dolli bariwul li may wax rek mooy damay wax ne àdduna li ci am solo rek mooy dëggu sincérité mooy lépp gis nga muy jël wér tijaan ak muy jébbaloog muy muuroog muy affaire bi problème de sincérité la problème de sincérité cette sincérité dama wax ne ñaar a ngi nii wóoru la def ñaar gis nga nit ñi moom ku la neex naxal bu dee am nga xel mi bu dee ñoom it bëgg nañ ko leen nax nga nax leen mais ñaar daal laa wax ne moom bu ci nit juum mooy nit ki bu mu nax boppam te bu mu jéem a nax yàlla ñaar yooyu moom benn wóoru ci bul nax sa bopp parce que nax sa bopp loolu mooy commerce bi gën a perte ci kaw suuf waaye tamit bul jéem a nax yàlla ndax yàlla kenn mënu koo nax ndax xalaat bi ngay xalaat avant nga koy xalaat yàlla xam na ko moo la bind li nga bind sax jëf yeeg xalaat yeeg yëpp donc ko kenn mënu ko nax donc li ma bëgg a wax foofu mooy nañu gën a góorgóorlu parce que li ma daan wax ci jàng yi moom laay wax ci muuraay bi te li ma ci neex sax mooy daanaka jarul ma koy wax ndax yéen ci seen biir ci seeni waxtaan kenn ku ci nekk génne na ay xalaat yoo xamante ni kenn ku nekk ci tey jii di nitu diine di nit ku baax ay inquiétude nga yoo am la ak ay soucis yoo am la ci jigéen ñi muuru te loolu yéen jigéen ñi ci boppam yéen jigéen ñooñu nekk ci plateau bi ñoom ñoo ko souligner seen bopp ñoo ci waxal seen bopp ñoo ko tracer seen bopp ba noppi waxtaan ceeg seen i moromi jigéen soññ leen ci encourager leen ci yedd leen ci waxaat leen ci qu'est-ce que je veux dire par là damay wax ne sabar ak tànni biir xaw ma tànni Dakar xaw ma tànni biir xaw ma tànn buy ak soirée dansante mais suñ ko mënta wuutale ak gàmmu mënuñ ko wuutaleeg cant mënuñ ko wuutaleeg màggal mënutuñ ko wuutaleeg conférence mënutuñ ko wuutaleeg tàkkusaanu xaw ma sëriñ diw wala sëriñ diw wala sëriñ diw bu dee doo seetaane ci YouTube ab cant wala màggal wala gàmmu xool ab sabar wala tànni biir wala soirée sénégalaise du am benn différence bu dee loolu moom la ñuy seetlu loolu kon jaratu ko kon nga ñun ñëpp nañ dem ca la gën a neex rek ñun ñëpp ñu libre donc il doit y avoir une différence doo jotaayu diine doo ko gisee da nga war a sentir la paix da nga war a sentir la stabilité da nga war a sentir la quiétude mooy sakina da nga war a sentir spiritualité da nga war a sentir yàlla da nga war a sentir dal da nga war a sentir alaxira da nga war a sentir présence su Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaw kay waaye mais léegi gis ngeen ni jotaayu diine yi ñoog sabar yi ak cant yi ak kii yi tànni béer yi ak soirée dansante yi presque benn la te ni mu nekkee noonu ci bruit yi mooy bruit yi nekk ci jotaayu diine yi moo nekk ci soirée dansante yi mais noonu la nekkee ci colu yi bokk yi noonu la nekkee ci colu yi décolleté yi ngay gis ci soirée dansante yi ak jotaay yu bon yi mais moom nga koy gis ci gàmmu yi ak cant yi ak màggal yi loolu kum tiitalul doo nit sànq dégg naa ko yow yaa ko wax yaakaar naa di ko laaj oustaz Omar Kane naan ko concert yi da ngay gis ay jigéen ñu muuru di daanu foofu mais lu ñuy def foofu c'est grave léegi da nga koy gis ay grand bal ak ay xaw ma fan da ngay gis ay jigéen ñu muuru ba ko rek ci ñëw taxaw di déglu ay musiciens déglu ay caaxaankat loolu kenn mus ko gis donc loolu ëpp na te xamuñu ne loolu ay piège la yoo xamante ni noonu l'islam yi ñoo koy def ngir combattre diine xam nga am na lu ñu fi defoon jamono yee ci ginnaaw yaakaar naa xaw ma seen petit gallé la xaw ma seen ban émission la mais xoolal ñi ko gagné
mais dañoo fexe ba turu kilifa diine yi réew mi nit ñu baax ñi ñooñ ñoo gañe affaire yi de maam jaaraa ko gañe ak xawma kan ay turu nitu yàlla yoo xamante ni mais ñooñu lañ fexe ñu gañe affaire bi. dëgg la. tam fekk yow gis nga moment boobu soo demee Porokhane fekk fa ñetti téeméeri maam jaara yu mokkal alquran. wallaahi. mais ñetti téeméeri maam jaara yooyu kenn du ko feeñal. déedéet. kenn du leen defal promotion kenn du leen dimbali kenn du leen teral lan la ñuy wan benn maam jaara boo xamante ni day way di fecc wane ay cërëm di lambar yi di doye di ñàkk bopp pour yeneen xale yi jàpp ni jigéen ñëpp nii la ñu war a mel. ça c'est très grave léeg-léeg tamit nga gis nitu diine yi dugg ci piège parce que seen petit gars yi duñ koy def am na ustaas yu ñuy woo ñu ñëw naan dañuy wax ak ñoom ci diine. ñu ustaas yooyu lu ñu waroon wax ñooñu dox leen dellu ca kër yi dem toog seen ndey seen bàyyi ngeen jàngi te bàyyi ñàkk fay dee ak taxawaalu yi waaye fa la ñuy toog. ndax salaire ban leen di jox ak bës bañ cay am ak feeñ gañ cay feeñ. donc dama bëgg ñu yeewu te bañ a dugg ci benn piège muy piège seytaane ak piège yu ñooñu waa seytaane. beneen mbir bi ma bëgg a daanelee mooy. waaw gis nga Maxtaar. jigéen. man fi ma toll nii ñu bëri wax nañ ma ko te dëgg la seetlu nañ ko te dëgg la mooy man léegi damay wax rek li ma war a wax dem sama yoon. waaw. bu njëkk soo dégloo sama waxtaan yu njëkk yi am nga loo ci daan dégg. waaw. mu mel ni dama daan fekk nit ñi ba ci seen retranchement. dëgg la. waaw di leen poñe déedéet loolu amatul parce que nit ñi bëgg lu baax ñoo ngay baax di jéem a góorgóorlu ci lu baax di jéem a ànd ak ñu baax di jéem a wax lu baax di jéem a def lu baax. ñi bëgg safaan tamit ñoo nga ca. dëgg la. léegi nag ci diggante bi dafa am ñoo xamante ni ñoom muzabzabina ñoom la yàlla woowee ci alquran muzabzabina bayna zalika mooy hypocrite yi. laa ilaha haula wala ilaha haula jëmuñu gauche jëmuñu droite fu yëngu rek ñu dem. waaw suñu sentir ne affaire bi fii la war a defee ñu daal di dem daal di muur su dul loolu ñu daal di muuree ku nekk seen i bagage. dëgg la loolu nag dama ne wóorul. amul njëriñ. wóorul soo maam dañ daan wax ne pas-pas jaan la kenn du ko jàppandu. da nga koy naan népp kirip moo koy jàpp ak sa loxo mu jeex tàkk. qu'est-ce que je peux dire par là gis nga Maxtaar am na phénomène yu grave yu am. dëgg la njëgën. te man pour man loolu trahir sa bopp la trahir diine la trahir yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la trahir même engagement bi nga defoon ni da nga bëgg a muuru Maxtaar est-ce que seetlu nga leen. ah njëgën. seetlu nga ni léegi am na ñu bëri dañuy muuru pendant 3 ans ñii 4 ans ñii 5 ans ñii 6 ans ñii 7 ans mais bis biñ leen di maye dañuy mureeku. wallaahi sëñ bi. suñu bëree nag di ko takkal seen i jëkkër te fekk ni yow ki la takk yow ànd ngeen ay at te muriw la. dëgg la. waaw gis nga loolu moo tax la présence de Aminata Seck ak ku mel ni Seynabou Niang nga xamante ni dañoo muuru ba sëy fekk leen ci muuru ñu toog ba am ñetti doom ci biir muuru loolu dafa am solo. dëgg la. donc il faut faire attention da ngay gis loolu te loolu léegi lu xew la. dëgg la sa bisu mariage ci ngay muuru ci ni ngay muuree ko te dañuy yeewu dañuy takk seen bopp ba mu baax def seen i décolleté yu baax daal di am na ci ñoo xamante ni fente la ñuy def yu rafet daal di taxaw. dëgg la. ci bisu takk gi. dëgg la. léegi nag kon kooku du amee doom fan la jëm. su demee ba commencé perdre confiance ci boppam jàpp ni rafetatul wala jekkatul xam nga ni kooku danaan futte day rey boppam. dëgg la. te man pour man loolu trahison la. trahir nga sa bopp trahir nga sa conscience trahir nga diine ji trahir nga yàlla. dëgg la. pour man bis biñ la mayee ci nga war a gën a takk sa muuraay. pourquoi parce que démb da nga doon muuru nekkoo ci kilifteef tey nga muuru nekk ci kilifteef. kon da ngaa war a gën a takk sa muuraay. dëgg la te tey jii bu dee sa borom kër daf laa nopp ci muuraay mais mariage warul tax nga mureeku. déedéet. pour lan. benn tàkkusaan rek. parce que ni mu la gisee bëgg la noonu la war a téye. dëgg la. te yow borom kër bu lay mureekuloo du ko baax. déedéet. du ko baax. yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ko nee na bàkkaar bokk na ci bàkkaar yi gën a rëy ci kaw suuf mooy nga may sa doom saay-saay. même bu dee dafa am alal wala mu am tur wala mu am cër bu dee ab saay-saay te xam nga ni kuy muri jigéen saay-saay nga. donc loolu yooyu point yooyu bëggoon naa ñu bàyyi ko xel bu baax. te li ma ci neex wax naa ko
mooy intervention ku mel ni Fatima Zahra ku mel ni soxna Aminta Seck ku mel ni Zeynab Niang seen intervention yooyu ñoom nga xamante ni dañoo muuru ba sëy fekk leen ci muuru fekk leen ci sëy ñu toog ak seen muuraay lu leen mënti nekk tamit ñu jàpp yàlla lu mooy li may wax toujours gis nga jigéen da ngay sàmm sa bopp fonk sa bopp soo ca amee jëkkër jël am ngërëmal yàlla boole ca soo ko amul tamit nga bañ a am bàkkaar waaye perte les teg dara jaral ko ci kaw suuf te am na ñu bëri tey jii ci piège boobu lañ dugg donc nañu defarwaat nañu amaat pas-pas ci yàlla nañu gëm nañu dogu nañu doylu ah comme ni ma ko daan waxee rek yooyu yëpp Aminata Seck nga leen koy fàttali muur leen seen i cër seen intimité seen jëkkër moo ko moom du keneen ah ngeen muur ko waaye façon yi yëpp ñu def tubaab yi ñoo ko def moom la ñuy wax érotisation waaw loolu ay termes la yu garaaw yoo xamante ni soo ko xamul ci wàllu psychanalyste yi ak psychologue yi ñoo xam li may wax waaw day tubaab mooy toog ba càgg jël benn cër def ko ba mel ni sexe la te fekk juróomi at ci ginnaaw cër yooyu mënoon nañ ko gis du def kenn dara mais ñoo koy mettre en valeur di ko wallaahi dëgg la di ko defar xool leen léegi sunu tailleur yi lan moo tax léegi par force jigéen du ñuy ñawal léegi bàyyi nañ ko petit bi de mooy kii yi daan dagg noonu décolleté ko wala ñu fànt bàyyi nañ ko léegi ay gaz lañ ciy def gaz mousseline bi lañ ciy def ba xale yi jigéen yi muuru sax dugg nañ ci piège bi mais sëñ bi mousseline ak décolleté benn la parce que sa cër yëpp a ngi ci biti benn la tay bagaas yi c'est la même chose léegi am na ci jigéen bu ma gisoon ma wax ko ne ko mais yow li nga sol nii soxna si du nii l'islam waxul lii waxoon naa leen bu mu seere bu mu xat bu mu yaraax mu ne ma déedéet tailleur bi la ma ne ko mais tailleur bi yow tailleur bi yaa koy fay wala moo lay fay mais tailleur bi da nga naan ko lii laa bëgg ak lii mais daggal ma ko nii defalee ma ko nii soo leen lii moo xew nga ne ko lii xewul ci yàlla ak yonent bi yàlla bëgg ak lu yonent bi bëgg sallallahu alayhi wa sallam waaw nga dëgg day courte manche bu ma defal fant bu ma defal mousseline bu ma defal dara na takkal ma ko ba ci sama baat daggal ma ko ba ci samay loxo fa mu yem bu ma defal benn fant loolu mooy affaire bi donc moo tax man tey bis bi moo tax ma waxee nii mais man lii bàyyi naa ko bu yàgg donc léegi li may wax rek mooy ne yàlla nee na lii yonent bi nee na lii foofu laay yem ku nekk nag nga jël ses responsabilités nit ñi li leen neex ñoo nga ca ku nekk li nga bëgg yaa nga ca ñi bëgg a yiw ñoo nga yiw mënoo gis ci seen cër benn cër ñi bëgg a yiwadi ñoo nga futteeku sol seen i jiin di taxawaalu lambari ñi bëgg a nekk ci diggante bi tamit doo leen seenee ñu yiw suñ toogee ak yow nga gis seen cër yëpp ñoom it ñoo nga ca la nekk waaye kenn ku ci nekk su ëllëgee da nga am sa cër da nga am sa cër waaw ku nekk sa cër ngay am donc man intervention boobu laa bëggoon def vraiment di ndokkelaat toutes les femmes du monde nga xamante ni Pape Mounirou Ousmane radiallahu anhu wa rahimahu Pape Mounirou alquran loolu ma daan wax mu ne ma taaru jigéen dëgg sëñ Mor moo ngi ci yiw ci muuraay ma ne ko mu ne ma jigéen lu mu ñaaw déggal lu mu ñaaw su muuroo rek rafet ndeysaan Pape Mounirou Ousmane moo ma daan wax loolu boobu daan gis xale yi ku ma fréquenté 1 semaine 2 semaines weer rek daal di muuru mu woo ma ne ma dama lay félicité bu baax ndax gis naa liggéey bi ngay def waaw te doo ko defee fitna waaye ñoom ñëpp ci xel ak xalaat ñoo ngi wëlbatiku di jublu ci yàlla waaye mu ne ma soññ leen ci bu baax ndax dëgg taari jigéen moom ci muuraay wallaay ku bëggoon lu baax la moom sax ci boppam da daan muuru far waaw te xam nga Safina kan moo warta muuru ci biir Safina góor ñi sax dañuy muuru waxtaan seet loolu dëgg la góor ñi sax dañuy kolu góor ñi sax dañuy muuru woo kon jigéen ñi ni ñuy def nag kon dëgg la affaire baa ngoog donc mbir mi tey donc waxtaan wu neex la waxtaan wu rafet la waxtaan wu baax la et puis man dama saluer encore le courage jigéen ñi
au lieu que ñu xaar ñu yeddi leen wala ñu corriger leen ñoom ñoo yeddi seen bopp loolu ça m'a beaucoup plu mooy wane ni ñoom elles sont sincères dans ce qu'elles font bëgg nañu avancer bëgg nañu dem bëgg nañu def lu baax waaye tamit bëgg nañ donner le bon exemple à leurs sœurs yi nga xamante ni ñoo ngi ci ginnaaw ñoo ngi leen di jéem a suivre te comme ni ma koy waxee góor ñu baax ñaa ngi xaar am na ku ma dégg sax ci yéen mu wax ko am na góor ñu baax ñoo xamante ni ay millionnaires lañu ay boromi alal lañu te wóoruñu lu dul jigéen ju sell ju yiw ju baax ñu takk ko loolu nag yombul liggéey la boo xamante ni dafa laaj taxawaay ak pas-pas maa ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala mu may leen gudd fan may leen wér may leen sutura tabaarakallahu ñi ci am borom kër yàlla gën leen a dëppaleeg seen i sëriñ ñu gën leen a bëgg fu ñu toll te incha allah ku ci góorgóorlu ci jikko yu baax góorgóorlu ci yiw sa borom kër da lay gën a bëgg rek incha allahu taala ndax mbëggeel gi dootul nekk yow dootul nekk moom mais yàlla subhanahu wa taala mooy def te lu yàlla def kenn mënu koo dindi ñi ci amul borom kër tamit yàlla na yàlla may leen borom kër yu baax yu leen bëgg am alal di leen ko jox te duñ leen dóor mukk bi jaahi sayyidina wa nabina mawlana muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yéen ñooñu nga xamante ni yéen a ko organisé di soxna Fagey ak ñi mu àndaloon ñëpp ñoo ngi leen di féliciter encore pour cette occasion que vous avez offerte au monde pour ñu mën a partager ak yéen seen i expérience te maa ngi am espoir bu rëy ne incha allah à partir de tey dina am jigéen ñu bëri ñoo nga xamante ni doon nañ hésiter elles vont faire le pas pour muuru am na ñoo xamante ni dañ daan muuru rek daal di sànni noonu rek daal di koy woyofal dinañ jëndi col yu doy yu mat di ko takk ba mu dëgër defaraat seen i tubay defaraat seen i mongook seen i manche ba mu jot bongook dinañ takkatuwaat daal defarwaat ba man la xam nga la laa doon wax soxna yi bi may nekk ci dëgg-dëgg waxtaan ya dama leen daan wax na leen jigéen ju muuru daal mooy ki nga xamante ni su julli jotee rek mu daal di jug julli déggal pare waaw mooy pare rek mooy pare ki jigéen ju muuru mooy ki nga xamante ni dun ne bismillah allahu akbar du wax ne alma kol du wax ne alma sër du wax ne am alaat ma beneen kol déedéet fi mu taxaw lay taxaw kàbbar parce que sol na lu jot sol na loo xamante ni su ko neexee mu dem ci kanamu góor ñu julli te daraan du feeñ ndax yére yaatu na fatt na takku na jot na yàlla bëggee mel na noonu affaire baa ngoog de dëgg la ndax daan naa ko wax gars yi ci mbooloo mi man leen da ngeen di pare nag góor ñi fexe leen ba su newoon yonent baa ngi di ñëw bu kenn defar jiwaat bu kenn yeesal njàpp bu kenn wax ne sama bàkkaar bi bu kenn wax ne sama téléphone bi xaar ma supprimer yi ci nekk déedéet recevoir rasulullah waaye jigéen ñi tamit kenn ku ci nekk ba ala ngaa doon li ngay doon dëgg mooy ñu ne acci ñun julli nga daan ne bismillah alma si jaada daal taxaw soxla wu tus waaw kay affaire baa ngoog donc léegi waxatuñ ci mode bi dafa jommal jigéen ñi surtout jigéen ñi muuru ba léegi ñu dugg ci ay yoo xamante ni c'est pas la peine donc jaru ko li fi nekkoon di baax daal moom fi ba tey donc ku bëgg a def leneen tamit man dama lay wax ne am nga droit def ko mais su ëllëgee tamit loo ci mënti gis tamit na nga ko assumer yàlla nañu yàlla boole jàppale boole ñu dimbali boole ñu suturaal àdduna ak àllaaxira bi jaay Seydina Muhammad bu dee am nga looy laaj maa ngi lay déglu su ko defee ñu soog a kii incha allah bu dee am nga looy laaj maa ngi lay déglu sëriñ bi duñu doyal mukk di kontaan tey dégg vraiment ak mbégte contentement rek la ñoo am ci déglu say kàddu macha allah ndax saa bu ñu ko dégloo rek njariñ feeñ ñu jariñoonte waaye tamit lépp day gën a leer xanaa rek juste incha allah sëriñ bi di la jébbalaat kàddu yëpp incha allah nga mottali ñaan xanaa ñun dañuy kontaan rek sant yàlla waaw gërëm bu baax a baax sunu mbokki internet yi nga xam ne nii vraiment tey jox nañu beneen aliou ak beneen dimension li nga xam ne nii moom lañ doon def fii ci Sénégal macha allah mbokk mi Mamalaaji Diouf bu Londres macha allah mu ngi wax tamit lu am solo waaw loolu waxtaanee woon nañ ko ci biir waaw mooy jigéen ñi ko muurul mun na damay xaar ba am boom kër comme si que ni ku dul muur rek doo am jëkkër waaw donc yooyu ay mbir yu doy waar soxna Ndaya tamit Adja mu ngi defaat résumé bu am solo macha allah yooyu yëpp di ay mbir yoo xam ne nii rek yu am solo la bi nga ci mujjee nag man moom boobu moo ma ci dàqal muy nasaraan si yëpp ñoom la rek ñoo koy def pour yàq mbir mi parce que comme ni nga ko waxee ñoom duñu dinañ ci li ñu def waaye nag dañ fexe ba indi doute bu ñu mënta indi doute tamit dañ fexe ba ñaawal ko ndax xam na ni suñu moom subhanahu wa taala soxlawul loolu moom danga koy jox lépp rek wala mu dem yoonam waaye du ñëw foofu di bokk ak kenn dara foofu kon kàddu yi sëriñ mu ngi noonu ñu delloowaat na ko nga def li nga war a def comme ni nga ko baaxoo di def
di profité waat tamit di ndokkale waat jigéenu àdduna bi yépp di leen wax ni daal baax démb amoon na waaye tey amaat na waaw ku bëgg a baax nag da ngay fesee ànd ak ñi baax àdduna lépp dañ koy jàng waaw da ngay jàng baax di baaxantu ba xëy baax da ngay muuwantu di xëy ba muuru waaw donc mbir yi mu ngi noonu balaa ñu lay delloo kàddu gi ndax dañoo bëgg nga ñaanaale defaale lépp mu nekk benn di fàttaliwaat mbokk yëpp incha allahu programme suba bi mu nekkaat programme bu riche incha allahu dinañu xëy dem suñu kër mbokk Hadj Dabaye Gueye foofu ca kër Mame Alaaji ngi sant la ko yàlla ci teraanga boobu nga xam ne yàlla defal na ko waaye defal nañu ko moom ak soxnaam soxna Ndagu Ba bu ñu ci jógee ca guddi ga incha allah fas nañoo dem ca tàkkusaanu Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam boobu nga xam ne jeune moo ko organisé ay jeune la ci woo muy oustaz Hadim Tandine kon gars yi daa baax na li nga wax noonu sëriñ moo ci nekk beneen point bi tamit bi nga xam ne nii moom la ñu jëm yaa fi teewal Seydina Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wasallam mooy li nga xam ne nii moo xew ci jamono fii yoot na fii ci Sénégal nag muy élection présidentielle yi nga xam ne nii ci la ñu jëm adduna bi yëpp tamit ñu ngi la ciy xaar tey jot nañu extrait bu gàtt bu 30 secondes waaye tamit 30 secondes boo xam ne nii dimbali nañu ba yenn ñi ñëpp kon sëriñ bi kàddu yi mu ngi noonu loolu rek lañ ci doon dolli di gërëmaat suñu mbokk internet yi ñu doon suivre ñëpp partout dans le monde jaajëfal nañ leen jërë ngeen jëf alhamdulilah kon sëriñ bi kàddu yi mu ngi noonu. waaw Hadj Makhtar jazakumullahu xeyran jërëjëf Mbaye tey bis bu histoire di retenir la donc keneen ku nekk sa alal daal da nga ko war a fonk bu baax a baax Mbaye waaw ku nekk sa alal da nga ko war a fonk gis nga démb dafa am lu garaaw lu am ci direct Facebook bi ma def mu jàngal ma lu bëri ci àdduna comme keroog bi may wax ci wàllu spermatozoïdes yi ni ñuy jàppalante ba benn rek mujj dem fécondé ovule bi démb doo leen dégloo direct bi ma koy tàmbali dama teg alquranul karim dégg ngeen ko waaw mais gis nga dañoo dox 6 minutes rek ñu coupé ko waaw xam nga ñu ko coupé waaw Makhtar déedéet Facebook waaw sëñ sëñ looloo mën a ne maa ngi tuub lu tax ñu coupé ko waaw ma ni maa ngi tuub waaw maa ngi tuub mais même keroog imam as Ahmad Bawa Njegéen ci gàmmu ko maam Maguette Njegéen ca Mbuur keroog tamit lu mel noonu tamit daf ñu arrivé waat te loolu c'était pas technique loolu c'était plus que technique te boobu xam nga loolu sax peut-être am na ay affaire loolu dinañ ci waxtaan après yal nañu yàlla boole dimbali ñun ñëpp amiin waaye bu démb bi précisément alxuraan ji ma doon teg alxuraanu benn jàngkat bu ñuy wax Saadul Ghamidis jàngkatu alxuraan bu mag la léegi Facebook ñoo ma bind ne ma ñoo ngi déglu ci sa direct bi ngay teg alxuraan yoo xamante ni amoo autorisation bu borom pour teg ko Maxtaar loolu foor na de donc xam nga li ma la bëgg a wax mooy nit ku nekk li nga am da nga koy fonk nga respecté ko moins d'une minute rek laa ko teg alerté nañ ko ña yor ay droit d'auteur am gën nañ ne am na kuy teg alxuraan waa ji te amu ci autorisation qu'est-ce que je veux dire par là gis nga li ma bëgg a wax foofu mooy jigéen ñi dañoo war a xam seen bopp dañoo war a xam seen bopp feeg yàlla joxewul ndigal ci ñoom muy ñu mag ñi muy ñu ndaw ñi kenn warul leen laal dañ leen war a protéger bu baax dégg naa la sànq nga wax ko ne ñun góor ñi tamit war nañ leen dimbali war nañ leen jàppale parce que fu jigéen yàqoo tamit góor a ko yàq waaw kon nag nañ leen jàppale bu baax li ci des mooy alhamdulillah dañuy wax ne doom ji jigéen jàngaanewul yaay ja mooy sëriñam doo yiwee correct waaw say doom à 90% yàlla mën na leen dimbali ñu yiw ñu correct muy góor ñi muy jigéen ña parce que lépp dañ ko fay fekk c'est important waaw kon nag loolu tamit ñu bàyyi ko xel bu baax mooy yiw gi ñuy yiw
ñuy correct ñun ñëpp ak suñuy soxna dafa am ay jeexital yu muy am ci suñuy njaboot loolu lu am solo la. waaw loolu dafa am solo loolu nañ ko bàyyi xel bu baax a baax a baax bu dul dara nañu bàyyi xel ëllëg njaboot gi c'est important. li ci des nag mooy fi ma tàmbale woon daal fa laay delluwaat mooy ndokkeelaat jigéen ñëpp partout dans le monde maa ngi leen di honoré di leen jox seen wàccuwaay di fàttaliku jigéen ñu baax ñëpp ñi ñu ci xam ak ñi ñu ci xamul ñi ñu fekkee ak ñi ñu fekkewul ñi ñu dégg seen histoire wala yu yàlla yu jigéen yu baax yi dégg nga sang yu baax yi ñi jur sang yu baax yi ñoom ñëpp kenn ku ci nekk ñoo ngi lay bàyyi xel di la ñaanal yàlla di la delloo sa cër di ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla dolli sa leer yàlla barkeel say njaboot waaw donc nag di ndokkeel soxna yu tedd yi toog foofu yëpp macha allah di ay jàmbaar di ay gaynde di ay bañkat di ay nit ñu ñàkk caaxaan vraiment kenn ku ci nekk ci sa domaine ña ngay jëflanteel respecté nañ la jox nañ la cër pourquoi parce que xam nañu sa valeur xam nañu sa ngëm ak sa pas-pas ak sa dogu ci yàlla subhanahu wa taala donc tamit di ñaanal tamit sunu jigéen ñi nga xamante ni ñoo ngi ci àll bi nekk Europe tey góorgóorlu ñoom ñëpp macha allah préféré jëfe ndigalu yàlla préféré yiw préféré correct malgré la nomenclature sociale malgré les réalités sociopolitiques malgré les pressions politiques malgré xat-xat yëpp même les pressions professionnelles malgré yooyu yëpp ñoo ngi toog dëgër ni guy kër maam Alaaji Ka vraiment ñoo ngi ñaan yàlla subhanahu wa taala yàlla yéwénal seen i mbir ñoom ñëpp bu baax seen góor ñi tamit ñi leen di jàppale yàlla jàppale leen dig ma may tamit ma nuyuwaat ziyaaraat bu baax ndax démb dafa dagg sunu mbokki taalibe yi nga xamante ni bis bu nekk kenn ku ci nekk yaa ngi def yitte bu baax a baax a baax di góorgóorlu ngir liggéey bi mën a jaar yoon commencé ci waa Safina yëpp ci coordonnateur général bi ba ci ki mujjee bokk ci mbooloo mi ba ci infographiste yi macha allah waa cellule communication bi Haj Samba ak ñi mu àndal ñëpp ak sa gaynde yooyu yaakaar na Aliou Diallo moo nekkoon ci machine bi tey di noonu la waaw ndeysaan ñoom ñëpp groupe boobu sa gars yooyu Jean Giro ak ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ndokkeel waa cellule scientifique bi Haj Karamba Gassama ak tabarakallahu ñoom àndal ñëpp ci liggéey bi ñoo ngi leen di ñaanal yàlla gën leen a dëgëral gën leen a jàppale di ñaanal tamit waa page WhatsApp bi oustaz yi ñuy joxe information yi borom revue de presse yi mangoog ak borom annonce yi ci liggéey yi ñoom Haj Modou Gueye Haj Samba Sène ñoom ñëpp ñoo ngi leen di ndokkeel tamit tabarakallahu waa page Facebook bi Haj Ousmane Lo ak ñi mu àndal ñëpp ci liggéey bi Haj Ndiogu page YouTube bi ak coordination bi ci côté informatique bi macha allah ñoom it ils abattent un travail remarquable liggéey yi yëpp nga xamante ni nit ñi ils mettent 3 jours ou une semaine pour monter ko dugal ko ñoom du ñu defee vidéo bi fi neen du ma defee direct balaa 1 heure de temps ñu def ko ci YouTube ndeysaan ndax tamit xam nañ ni am na ci mbokk yoo xamante ni duñ dugg Facebook waa YouTube lañu foofu la ñuy duggee foofu la ñuy lijjante seen i mbir ñoom ñëpp tey liggéey bu am solo lañ ci def am na ay résultats yu jóge fépp amul bis bu ñuy nuyoo ak nit wax ak moom lu dul ne rek dinañu wax ne seetaan nañ sa waxtaan déglu nañ say vidéo nangam ci lu baax ba Amérique ba Londres ñoom soxna Fatou Ndiaye ñoom soxna Fatou Sakho ñoom Abdoulaye Cissé Amérique dégg nga waa Portugal yi waa Belgique yi partout dans le monde am na ñoo xamante ne ñoo ngi déglu waxtaan yi ba noppi
di def yitte ba jokkoo ak Njoogu jokkale ma ak ñoom ñuy waxtaan di échanger di jokkoo Omar Kan Thiam moom it barki démb rek laa ko jot téléphone. Seydou Sow dégg nga Abdoulaye Sow ca Tiwaawan moom daal gars yu bëri yu baax ñoom ñëpp kon il faut ñu gërëm leen ci taxawaay yi fii tamit macha allah wax naa leen démb taxawaay yu rafet yi nga xamante ni moom la mbokk yi di taxaw bis bu nekk barki démb Haj Racine li la indi trépied bu cher ak caméra ak micro ak matériel bu bëri fa mu ko lijjantee ba indi ko man xaw ma ko ah dëgg la faw na kenn mënu leen a fay déedéet Haj daabaay boobu nga xamante ni mooy tudd suba waaw gi dafa da lay gis rek ngay insister naan iPhone yi moo gën a baax pour enregistrement ak direct yi mu daal di dem jëndi iPhone 150 000 francs sur le champ indi ko man mi maa ko daaj ci sama loxo dëgg la waaw mais yooyu jëf yu baax la dëgg la Ibrahima Diop nii daaw bi may ñëw mais téléphone 200 € la jënd jox ma dëgg la ne ma pour direct yi la pour ñu liggéeyal ci l'islam dégg nga loolu xajoon na ci moom jaroon na parfum de classe jaroon na chemise bu rafet mënoon na ko invité Khady ab restaurant dëgg la donc jëf ju fort la yàlla fay ko noonu la jëndee woon fii tamit appareil photo ak yi mu àndal yëpp presque à 600-700 €, presque 500 000 francs loolu xajoon na ci moom waaye daf ko def xam na ni liñ ci def ci ay vidéo tasaare ci kàddu yàlla loolu kenn xamul nu mu toll ay milliards la ci alal waaye ay milliards la ci tuyaab ba vidéo yi ba tey mu ngi ci YouTube bi noonu lay gërëmee tamit sa mbokk ma alxaaji daam Camara ndeysaan waaw alxaaji daam Camara jëkkëru soxna Xadi Ba bu Pape Modi Ba maxu waaw njigéen maa ngi dégg de est-ce que xam nga ni fii moo ma fi njëkk a jëndal téléphone de classe moo ko njëkk a def ndeysaan loolu faw na alxaaji daam Camara boobu maa ngi Villeneuve Saint-Georges wallahi mu ñëw kii rek xam ni lu ñu war a liggéey la diine la lu ñu war a tasaaree kàddu yàlla la mu dem jëndi téléphone bu cher boo xamante ni man du ma ko jënd man xam naa sama bopp du ma ko jënd déedéet waaw moo ko njëkk a def yaakaar naa 2013 la war a doon donc lu baax kenn du ko fàtte man du ma ko fàtte mukk moo tax ku ma joxaat téléphone rek sama xel day dem ci moom baax waaw vraiment boole ci xaalis bu bëri keroog xaalis bu bëri la ci boole ndeysaan ba noppi nag ne ma nañ mu waroon giseeg benn frère am ne ma nañu dugg ci café bi ñu naan jus d'orange ma ne ko déet nan dem kër ga rek xaaj daam mu ne ma ne ko waaw ma ne ko parce que fii café baar lañ koy wax baar waaw ma ne ko te Sénégal baar naanukaay sàngara lañ ko def ñoom dëgg la ma ne ko suñu tombé fii daan ne gis naa sañ te baar mën nañ fa bañeen jaay benn sàngara café lañ fay jaay ak jus d'orange ak ay croissant yooyu lañ fay jaay mais ñun baar lañ koy wax fii dëgg la ma ne ko nan dem kër ga rek ñu naanee café gi foofu dëgg la ndeysaan waaw donc pour wax la rek ne la gars yi daal gars yu baax la ñu foo na dëgg la ndeysaan waaw Mouhamed Dia moo ngoog il a toujours laissé son travail moo ngoog ak son repos même pour ñu filmer wala ñu bokk taxaw ci naaj wi wala ci taw bi wala ci neige bi pour def ay film filmer pour def ay vidéo pour tasaare kàddu yàlla ñoom ñëpp seen taxawaay kenn mënu ko fay Pape Ndongo mos na ci ñëw na fi léegi ñoo bokk def xadaral juma Babacar Touré daan na jóge ba këram moom it ñëw ba fii ndeysaan pour rek filmer ma ñoo ànd dem xadaral juma Thierno Omar Kane sama wéttal bi dégg nga Ibrahima Diop wax naa ko moom kenn mënu koo fay ndeysaan maa ngi fàttaliku benn direct sax ndeysaan
damaa tourné rek gis bakken yeeg gémmiñ gi rek ba yëpp di sotti. ndeysaan. ndax sedd bu metti moo ngi lox nii di ma filmé. keroog direct bi ma paree ñu bëri dañ ma woo ne ma suñu baat dara li tax téléphone affaire bi coupé noonu subitement man leen déedéet du dara boobu Ibrahima laa yërëm moo ngi lox ndeysaan te boobu solul yu diis xam nga dafa ñeme li nga koy gis noonu. waaye léegi defatu ko de xaw ma xadi la xaw ma. léegi bu njëkk nag dara jël benn paltoom rek daal di sol noonu benn affaire bu woyof nag ñëw taxaw non mais garaawul sëriñ kii affaire bu garaawul quoi. ndeysaan nag ñuy dem nag di def suñu direct waaye keroog man maa ngi wax rek nekk ci xaal yi di waxtaan rek ma tourné di gis ko bakkan yeeg bët yeeg gémmiñ géej yëpp di sotti. ndeysaan ndax sedd bu metti ndeysaan. wallaahi ma ne ko Hadj Ibrahima waaye lii metti na waay. waaw ndeysaan mu ne ma yow sa bopp de yow da man damaa taxaw rek téye téléphone yow da nga ci boole di wax. ci sedd bi. donc macha allah moom it. kenn mënu ko fay nit ku baax la yim def yëpp kenn mënu ko nettali ndax soo ko defee sax musiba am donc woyofal na lu bëri ci liggéey bi tey jii suñu mënee toog mongoog à l'aise mën a def suñu vidéo def suñu yëf lépp moom la yàlla na ko yàlla fay yiw yàlla na ko yàlla barkeelal noonu laay xalaatee Abdoulaye Diaw Fall noonu laay xalaatee Cheikh Sey noonu laay xalaatee sama gaynde yi nekk fii jigéen ñi soxna Khady Diop macha allah di jàmbaar moom it di taalibi ndax baayam dafa defal lu nekk alaaji Muniru defal lu nekk alaaji Mouhamed Ndiéguène ci lu baax dafa maamam Babacar Diop boobu yëre yombul waaw mu nekk commerçant bu am wërsëg waaw wërsëgam yëpp nag mu def ko nag ci disposition alaaji Mouhamed Ndiéguène waaw yére yu cher la ko daan jëndal waaw te di ko daan niróole ak moom ñooy niroo seen mbaxana niroo seen parasol niroo seen baraaye niroo seen dara niroo seeni ba ci maraakis ñoo ko daan niroo waaw te loolu nag ba tey nag njaboot gaa ngi ci taxaw bu baax Khady Diop moom it yàqu ci dara macha allah waaw di taalibe am jëkkëru taalibe ñu ànd di taalibe yàlla moom it defal ko ndam mottali ay yéeneem jàppale ko mook soxna Ndey Jaay bu sëñ Ahmed Sène moom it di doomu taalibe borom këram di taalibe yàlla na yàlla jàppale leen defal leen sutura defal leen teraanga noonu la ñuy xalaatee tamit fa tabarakallahu soxna Adja Faya Ndiallo Fay bàjjen Ndiallo Fay Cissé macha allah nga xamante ni yàgg naa wax ay waxam waaye tey ji bi mu intervenir ñëpp xam nañu sama jarbaat bi ma doon wax ci pertinence am ci prestance am ci idéem yu am solo nga xamante ni politologue bu mag la ndeysaan di universitaire di intellectuel yàlla bu ko ca topp yàlla na ko yàlla mottali liggéeyam mottalil ko njàngam ba mu am taxawaay ak place bu baax a baax te mu jik ko moom avancement ci zahir rek ci baatin donc ñoom ñëpp mënul leen a ñàkk tudd ñaanal leen yàlla yokk seen taxawaay ndax tamit su nekkoon man kese la dinañu missionné de waaye nag su yaatoo nag gaa yi la kenn ku ci nekk fa nga war a taxawee rek yaa nga fa muy yooyu yéen ñooñu macha allah yéen ñëpp yal na yàlla fay leen yiw yal na yàlla jàppale leen amoo leen guddi amoo leen bëccëg amoo leen suba amoo leen ngoon fu mission bi laajee taxawaay rek ngeen bàyyi seen lépp démb message bi ma la yónnee yaakaar naa ne ci fajar laa la ko yónnee yaakaar naa 6 heures du matin laa la ko yónnee bi may waaj a julli fajar laa la ko yónnee donc Ndiogu Mbodj mii léeg-léeg 6 heures 5 heures du matin laa koy bind ne ko page bi am na problème sangam ak problème sangam mu jóg lijjanti ko sur le champ ñeneen ñi ci des c'est la même chose te gars yi am na ci ñoo xamante ni ku mel ni Pape Ndongo ku mel ni Racine mais fi ñu dëkk toll na ni Kaolack ak Thiès ci biir waaw boobu waaye nag dañ koy def comme fii ak marché ci kër ma wala jeeg marché ndax pas-pas ak dogu yàlla na yàlla fay leen yiw je tenais à profiter de l'occasion pour ñaanal leen yàlla remercier leen ndax jotaay bi day jotaayu barke ma yaakaar ci barke moo tax ma dugal si ngërëm gi ma leen bëgg a gërëm ci biir ngir barke bi nekk ci jigéen ñi jigéen kenn ëpp ko barke ndax ñoo jur yonent yi ak wala yi ak nit ñi baax kon kenn ëpp ko barke ñu dugg ci barke boobu ngir ñaanal leen yàlla lépp luñ mën ren
su déwénee yàlla nañ mën lu ko amiin jaay Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam li ci des tamit mooy mbokk yi yëpp comme ni nga ko xamee rek yow Xaaj Maxtaar seen taxawaay yi kenn mënu koo fay dama ko wax nii rek waaye incha allah xam naa ne suñu jógee ci ñaari xew yi rek dinañ def incha allah liggéey boobu ñu bëggoon a def dinañ ko def incha allah def compte rendu yoon wi si ce sera l'occasion ñu nit ñu gërëm bu baax mbokk taaliba yëpp dëgg la ci seen dogu seen pas-pas seen engagement ak seen sacrifice waaw pour réussite mission bi dëgg la yàlla na yàlla fay leen yiw amiin 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 incha allah incha allah dinañ ci ñëwaat ba mu gën a yaatu incha allah taala incha allah incha allah kenn ku ci nekk yàlla na yàlla fay la yiw amiin yow bi yàlla barkeel yëngatu yëpp yaakaar naa ni daal loolu la li ci des incha allah liggéey junñu noonu moom it xam naa suñuy def loolu rek ñu defaale ko benn direct incha allah incha allah ñu waxtaan ci situation réew mi waaw man moom comme ni ma ko daan waxee rek daanaka am na ci yu bëri daal man intéressé wu ma dëgg la xam nga lu tax waaw yàlla noppi na waaw loolu dëgg la yàlla noppi na moo tax man coow yu bëri du ma ci dugg dëgg la parce que li yàlla dogal rek kay am dëgg la léegi nag man lenn rek moom mos a nekk sama souci mooy baadoole yi dëgg la ah waaw dëgg la man loolu ñooñu rek ñoo mos a nekk sama souci Maxtaar dëgg la baadoole yi jeex na mooy yow moomu ak man mii dëgg la ak ñi mel ni ñun gis nga ñoom ñooñu di woote pour ñu taal réew mi yëpp politiciens yooyu est-ce que kenn ci ñoom di nga gis doomam mu taxaw ci wetam déedéet déedéet man question boobu rek laay laaj waa àdduna ku la neex tuddal ma turam ñoom ñëpp laa la wax doo ci gis kenn ku sa doom taxaw ci sànni xeer yi dëgg la seen doom yi ñoo nga bitim réew am na fu ñuy wax Sorbonne fii am na fu ñuy wax Harvard am na fu ñuy wax Oxford am na université yi gën a mag fa la seen doom yi nekk ci internet la ñuy suivre li xew bu dee Sénégal googu ñëw ci université yi gën a cher wala boog ñoo ngi seen i entreprise yu baax yor seen oto yu rafet dëgg la jigéen ju rafet ñu takk ko te du saani xeere duñ ca bokk nit ñi nag ñoo comprendre gul ba tey incha allah duñu yàlla dimbalee ba ñu àgg ci loolu dinaa ci wax sama xalaat waaw man am na loo xamante ni du ma ci dugg lu kilifa diine yi la ñoom ñoo war a wax ak njaboot gi waaye man am naa droit wax ak samay mbokki jeune dëgg la surtout doomu baadoole yi yàlla nañu yàlla boole dimbali incha allah duñ ca àggee daal nga organiser ko noo ko xalaatee rek ñu defee ko noonu incha allah waa kay jërëjëf Baye jërëjëf sëñ bi kontaan nañu bu baax a baax xanaa rek mujjee ci sunu yaay ji nga xam ne nii moo nu dalal tey ci kër gi di sunu yaay Anna Diagne nga xam ne muy sunu siège bi fii ci Ngent macha allah gërëm tamit sunu mbokk yi nga xam ne yëpp gars yi bàyyi fu ne lañ bàyyi ko jóge surtout ouvrier Thiali taaxi kaw Kër Mamalaaji fu ne rek Aiglon Grand Thiès ngi ñëw taaral bés bi donc sëñ bi mu ngi noonu nga daal di rek ñaanal ñëpp tënk nag yëf yi incha allah su ko defee ñu jox mbokk yi di daje incha allah ëllëg ci yeneen i jotaay jaajëfal leen bu baax a baax kontaan ci ñu ngi suivre ñëpp macha allah lu ñu gën di dem rek mbokk yi di gën di ñëw ñëpp macha allah ñu ngi seen mbokk yi yëpp fu ne waaw dëgg yàlla ñu ngi leen di seen ñu ngi nuyu ñëpp waaw ñu ngi leen di kontaan nañu bu baax a baax ci wéttal gi waaw. alhamdulilah soxna Anna ñoo ngi koy nuyuwaat bu baax moo ko soxna Awa tabarakallahu di ku bëgg sëriñ Muniru di taalibeem xaqan ba noppi di mbokkam ci deret aussi di ñaan yàlla barkeel ko barkeel ay njabootam di ñaanal tamit borom këram Alaaji Cheikh Omar yàlla dolli ko jàmm moom it dolli ko wér dolli ko sutura ñaanal tamit waa Ngent yëpp sunu soppe yi nekk foofu yëpp sunu mbokk yi nekk foofu yëpp ñu ñaanal leen yàlla dolli leen jàmm dolli leen xéewal dolli leen sutura di nuyu tamit waa Anwaar yëpp macha allah sunu xale yu baax yooyu ci njiital soxna Awa Ndiaye tey ji nga xamante ni ñu ci bëri ci ñoom tey ay kilifa lañu ci mel ni Haj Omar Haj
Babacar Niang ndeysaan ak ñeneen ñi mel ni ñoom ñëpp ci jigéen ñëpp nga xamante ji ay jànq yu mag lañu yu am responsabilité taxaw seen taxaw yal na yàlla fay leen yiw di gërëmaat bu baax ñaan laat waa plateau bi yëpp soxna Zeynabu Niang seen mag soxna Aminta Seck seen mag soxna Fatima Zahra Seck seen mag ñaanal tamit soxna Fagey di ñaanal tamit Rabiatul Adawiya ñaanal tamit soxna su tedd soos toog ci wetu soxna Fagey moom it yal na yàlla soxna Awa waaw soxna Awa ñoo ngi koy ziar di ziaraat sëñ Yaaxam mi nga xamante ni moo nekkoon seen wéttal macha allah yàlla na ko yàlla barkeelal moom it ay yëngatoom jox ko lu muy sàkku suma président aussi Jean Giro macha allah moom it maa ngi koy ziara sëñ sama technicien bi taarif bi sëñ Sidi sëñ Aliou Diallo xam naa ko bu baax damay fooxal rek sëñ Sidi rek la gëm donc ñoo ngi koy ziara bu baax ak ñi toog foofu ñëpp daal waaw oustaz Oumar ak mbokk mi Ibou Seck waaw Cheikh Ibrahima Seck moo ngi fi kon waaw c'est vrai mooy kii jotaay bi waaw léegi doyen la Ibou léegi doyen léegi paa la sëñ Omar moom moo ngoog Omar Sofianke Omar tabarkalla taakalla wallaahi te Omar ni muy tontoo moo garaaw Omar wallaahi tontu yu neex lay tontu macha allah yàlla barkeel xam-xamam moom it bu baax a baax ak dégg-déggam bijaahi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam alhamdulilah waaw barke ñu baax ñëpp kontaan nañ ci intervention ñii ak ñee alhamdulilah ñëpp macha allah waaw bëgg nañu jotaay bi rafet na liñ ci doon xaar tamit gis nañ ci lu ko ëpp macha allah waaw gis nañ ci lu ci ëpp lu ko ëpp de yàlla seet na lool alhamdulilah kon nag nañ ko yëkkatee ci sant yàlla alhamdulilah niñ ko tàmbalee woon ci sant yàlla alhamdulilah jàng Faatiha def salaat Faatiha ñetti yoon yàlla jub juróom-ñeenti yoon alhamdulilah wax di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñaan yàlla jàmm xéewal sutura teranga yokkute yëkkatiku defaru àdduna ak àllaaxira mucc ak muccule yàlla musal ñu muccal ñu mosal ñu bijaahi Seydina Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam sunu jigéen ñi yàlla barkeel leen dundal leen man kat maa ngi koy wax ma ne Maam Alaaji dama daan dégg mu ci dundam yëpp muy wax ne nañ jàng Faatiha yéene ko jigéen ñi ak xale yi yaakaar naa ni réponse bi yegg si na du dëgg la waaw kay moo nga kon yàlla na yàlla barkeel bismillah bismillahi rahmani rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alayhim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم يا لطيف 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 إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سيد. مدنا باي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله.
moo ngoog mat na jaayama. jërëjëf. Yeah.